discours très engagé kàddu yi leer na am na solo lool donc si turu jigéen ñi ñu jox kàddu gi soxna Tata si turu jigéen ñi au nom de la coalition ànd wallu suñu gox mbokki Ndiob son DJ xanaa da ngaa sori merci beaucoup donc Tata ñun jigéeni Ndiob may waxtaan ak yow ci turu la groupement bi maire Xëri Ngom moo la dalal keroog bi nga jëkkee jaar fii tey dafa yaramam moo xaw a sutaate moo tax ma taxaw fii liñ la waxoon rek ba tey dañuy fàttali rek ay fàttali yu néew ñun Mamadou Faye dañoo sonn ci ay nax ay wor ay njuuj njaaj ay tappale lu nu dig ku nu dig ba toog la nga nu digoon duñ ci gis dara danoo sonn tay yi damm ñun jigéen ñi Ndiob ndax ñun kenn xamuñu sunu dëkk bii lu fi baax sunu doom yi ñoo reyante ba def ko fi ñun amuñu yoon wu baax fu nu jëm dañuy dox ba sunu tànk yi amuñuy dàll mënuñu koo am ndax ay yoon wu bon bi ngeen di ñëw gis ngeen yoon yi ni mu mel te booy jëmee nii ak boo jëmee nii yëpp noonu la yoon yi mel Mamadou Faye ñun bu nu su yoree ab soq rek bëgg koo soq wala ñu bëgg a wol dinañu dox 3 kilomètres dinañ ko dox door a soqi wala nu wol ndax amuñu sax machine boo xam ne bu nu wolal la wala bu nu soqal wala bu nu defal tiga dege ñun Mamadou Faye ñun gouvernement du bees bi fi nekk bi fi newoon ñun danoo defalul dara ñi nekkoon Sindia defalul nu lenn ñun waa Ndiob léegi nag tey sunu naqar ak sunu jaaxle ak sunu métit lépp dañ koo jël teg ko sa loxo yow Mamadou Faye ñun ñoo ngi nii ñun jigéen ñi Ndiob dañuy xëy tëdd di nelaw ba yoor nu yeewu naan kafe naan attaay tëdd lépp góor ña koy daw benn jigéen du xëy ndax amuñu xëy Mamadou Faye amuñu ku ñu financé nu liggéey jigéen ñi Ndiob ñëpp a ngi toog ku leen financé ñu liggéey rek la ñu bëgg sa bis bii nag dañ koo fonk mu jaral leen ba bi mu jubee dañoo otex mag ñi otex jag ju ndaw ju otex ñëpp otex ngir waajal la rek teertu la teertu bu rafet kontaan ci yow lool am yaakaar ci yow yaakaar gi nu am ci yow nag Mamadou Faye ñu ngi lay ñaan boo demee ba nga xam ne yàlla dimbali na nu gunge la ba nga yegg maire ba jël sa sees toog bu nu fàttee bu nu wor bu nu nax bu nu def ni nga xam ne ñi fi jaaroon moom lañ ñu def Mamadou Faye am nañ ci yow yaakaar takku nañu laxasaayu dànd ak yow fas la yéenee gunge ba nga yegg si njëkk ci kattanu suñu borom jërëjëf ngeen baal ma ak. kàddu yi rafet na. DG merci. ñu jël nuyoo bi teg ko ci loxo ma jëmb mi man nag sama jël kàddu fii tontu parce que yàlla dafa def ñuy ànd ak benn ndaw fii ci dëkk bi. ball bi yàlla dafa def ñuy ànd ak benn ndaw fii ci dëkk bi depuis 2014 muy seen doom di seen rakk di seen xarit muy Saalum Diop kii njëkk wax na ko sànq nee na DG yàgg ngeen koo dégg yàgg ngeen dégg ay jëfam yàgg ngeen dégg ci ay jaroram mais ci doomu dëkk bi ngeen ko den déggee te doomu dëkk boobu tey mi ngi fii man nag lu tax ma jël di tontu daf ma envoyé ay vocal tontuwuma ko parce que dama doon xaar ba ñëw fii pour tontu ko daf ma envoyé vocal boo xam ne kii ma jëmb mii moo ko envoyé benn waaye vocal ne ko yow mbaadu gaa yi dañ laa tourné ba nga dem àndaat ak Thierno Diagne moom mu jël vocalu ma jëmb ak tontu waa jooju noonu mu envoyé ma ko ci vocal bi waa ji lu muy expliqué mooy que ne coalition bi joxuñu waa Ndiob cër parce que investir ñu doomu dëkk bi may wax ne loolu bu fekkee ne amul bu ñu demee ba investir ñu nit fii Ndiob loolu moom responsabilité am la moom du carré ma wax leen lu tax
moom bi ñuy taxawal suñu quoi bala ñun bu ñuy tànn sax ñun maam biir APR bi ñuy tànn DG comme mu nekk suñu candidat moom bi ñu doon défendre candidature DG ci la bokk. benn jour may nettali benn anecdote am na kenn ci koo xam ne jour boobu noonu dafa doon wax boobu Thierno Diagne mais moom dugaale dafa jug ne waa ji yow boo waxee Thierno Diagne ma dóor la. mu ne ko boo fi tuddee Thierno Diagne dama lay dóor dañ leen àtte sax jour boobu. bu ñuy def suñu comité électoral provisoire moom Dougaré moom lañ defoon coordonnateur zone Dior ñun suñu coalition li may wax ñëwee ñii ñaa ngi ni toog suñu coalition moom la ñu defoon coordonnateur zone Dior Madika mi nekk adjoint donc moom bu fekkoon ne dafa des ci coalition ba léegi waay kon moom mooy nekk tête de liste proportionnelle coalition bii Mamadou Faye yore donc bu ñu investir doomu dëkk bi fii moom la mais du keneen moom nag man xalaatoon naa ne ku nekk dina ànd ak Thierno Diagne ba mu des moom parce que li mu doon waxee li mu doon jëfee mosuma xalaat ci àdduna dina ànd ak Thierno Diagne yàlla nag ak moom xëy na ñoom ñoo tax moom mu ànd ak moom xëy na moom dina ko toog mu expliquer ñu mais je tenais à dire que tey jii nii Thierno Diagne votel ko mooy votel suñu musiba parce que village boo dem taxaw parce que village bu ñu dem dañuy laajte Thierno Diagne lan la leen defal ci 7 ans yi mu toog koo xam ne yàlla dafa def nga amoon mandat 5 ans ñu yokkal la ñaari at muy 7 ans ñaar muy 7 ans xam nga am na ñoo xam ne sax dañ leen di yóbbu délégation spéciale balaa seen mandat di jeex ñu folli leen mais yow dañ la yokkal ñaar yaakaaruma ne ci histoire Sénégal xëy na ay xale lañ mais yaakaaruma ne ci histoire Sénégal sax loolu mos na fi am ñu ay élus locaux ñu yokkal la pendant 7 ans ba nga wax ne 5 ans ñu yokkal la 7 ans fàttali ko ma ko xëy na ñi ma mag mën nañ tontu ci loolu 7 ans yow dëkk buñ taxaw ñu laaj nañu ne la Thierno Diagne lan la def fii nit ñi nañu tous dëkk boo dem nag nga ne Thierno Diagne 7 ans mi lan la fi def tous rek mooy réponse bi tous ñu leen di ñaan seen carte yi kii nga xam ne moo jiite coalition bi amul ku nekk conseil wala ñàkk conseil dafa ne moom gestion participative et inclusive lay bokk mooy gestion boo xam ne ñëpp ci am kàddu ku ci nekk population bi ku nekk am nga sañ-sañ wax ci sa xalaat te bu fekkee ne xalaat bu baax la buy jëmale dëkk bi kanam xalaat boobu incha allah moom lañ jël jëmale ko jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm. asalaamaaleykum waa Kër Ndiop maa ngi nuyu kilifa diine yi ci Kër Ndiop di nuyu kilifa aada yi di nuyu mag ñi di nuyu ndaw ñi di nuyu jigéen ñu Kër Ndiop maa ngi nuyu également toute la délégation de la coalition And Wallu Suñu Gox à sa tête le directeur général de Petrosen, candidat de cette coalition. Le futur maire, le maire de l'espoir, ki nga xam ne dafa yor une société nationale, ki nga xam ne tey fu ñu dégg ay ministre ci gouvernement Macky Sall waroon nañ ko fa mën a dégg parce que am na xam-xam bi am na expérience bi am na expertise bi te mën na kooku tey su demee ba simeeku ñëw di laaj li nga xam ne moom mooy la commune de Sindia xam ngeen ne kon yëf yi sooxe na bu baax a baax a baax a baax. Le directeur général de Petrosen laajul ministère laajul beneen poste dafa ne li ma am ci xam-xam am ko ci expertise am ko ci carnet d'adresse parce que dafay liggéey ak ay partenaires yoo xam ne waxatuñu au niveau national mais au niveau international mu ne ñaan naa yàlla balaa may génn fii nga xam ne moom mooy Petrosen balaa may jël sama retraite dem di toog ak sama njaboot li ma jëriñ Sénégal à travers la société nationale Petrosen ma fexe ba la population de Sindia ma defal leen lu ëpp loolu ma jàpp ne jàppale ma na fekk sa loxo dëgër kon DG Mamadou Faye bu ñëwee pour wàllu si la commune de Sindia
dafa war a fekk les femmes de Sindia les jeunes de Sindia takku ba dëgër talal ko loxo ne ko DG ñun ngay wàllu si mais ñun ñoo lay jox suñuy carte parce que pour mu wàllu waa Sindia il faut que mu toog ci siège Sindia dama ne di tàccu di wëy DG ñu ngi sa ginnaaw loolu rek doy il faut que ngeen jox ko seeni carte jox ko seeni carte moom mooy tax mu alléger les souffrances de cette population jox ko seeni carte moom mooy tax seen doom yi nga xam ne seen njàng dafa sooxe mu defar ay salle de classe yu ma sëkk jox ko seeni carte moom mooy tax lii nga xam ne moom mooy santé bi commune Sindia sooxe lool kii di DG Mamadou Faye mën ko faj dama ne ñi fi nekk juróom-ñaari at am nañu bilan laaj leen man lan mooy seen bilan 3VF laa koy tuddee tey Thierno Diagne ak ñi mu àndal ils ont un bilan 3VF yi xam nga lan la bi ci njëkk mooy le vol parce que dañoo jël li nga xam ne moom mooy suñu budget ñu war ko dugal ci ay domaines yu bari ñu dëxañ ko def ko seeni poche di ko séddoo loolu vol la c'est le premier V. le deuxième V xam ngeen ko deuxième V mooy villa 2014 ñun ba ñuy ànd xamante nañ bu baax a baax kenn ci ñoom amul woon kër bu baax tey ñu ngi tabax ay villa partout dans la commune de Sindia partout dans le département. troisième V bi xam ngeen lan la waay ay oto yu rafet oto yoo xam ne député sax amuñu ko oto yoo xam ne ministre sax amuñu ko le troisième V c'est les voitures de luxe yi nga xam ne moom la ñuy doxantoo F bi nag moom moo jaaxal ñëpp F bi lenn kese la les femmes jabar yu bari yi jël nañ suñu alal sàcc ko jënd ci ay villa jënd ci ay voiture takk ci ay jabar bàyyi askan wi ñoom ñuy souffrir les femmes de Ndiop yéen a ko waxal seen bopp à travers sama yaay booy bi fi taxawal léegi lépp lu nekk ci biir Ndiop doomu dëkk bi ñoom ñoo ko defal seen bopp waay ngeen fal maire mu yore budget di ko exécuter def ko biir Ndiop waa bi kër biir Ndiop di cotiser di defar dëkk bi waaye xam ngeen ne amu leen maire comme amu leen maire nag kii dafa taxaw pour wàllu Sindia jox leen ko seeni carte incha allah du ngeen ko rëccu sama grand frère Dougaré nag di fi Pape Gora wax léegi laay waxaat Dougaré DG Mamadou Faye moo ko bëggal boppam gis ci moom un jeune ambitieux gis ci moom koo xam ne war na mën a jàpp ci zone Dior mu dem ci kanam DG Mamadou Faye teg ko ci wetam jox ko toutes les éloges teg ko ci place am wàccoo ak moom ba mu jeex tàkk mu jox ko kàddoom 2014 ba tey muy liggéey ak DG Mamadou Faye kon tey bu ñu jékkee kooku di wax lu baax ci DG dem ci Thierno Diagne mi mu doon ŋàññi barki dëmb ak dëmb laaj leen ko lan moo tax mu def loolu parce que nekkul bilan moom moo tax mu def loolu il nous a déçus tous ñu leen di ñaan nag ñu leen di ñaan waa Kër Ndiop incha allah au soir du 23 janvier ngeen fal le directeur général de Petrosen mu liggéey lu ëpp lu Maguette Sène liggéey Malicounda lu ëpp lu Serigne Gueye Diop liggéey suñu commune bi jëm kanam wasalaam. merci beaucoup jërë ngeen jëf merci beaucoup ma jëm nee na musique DJ son non waa Ndiop taxaw leen taxawal ma jëmba yow nag nit booy xeex di àndal ku ngeen àndal ana waa Ndiop merci loxoy waay la jeunesse merci DJ
jërëjëf. li ma wér te wóor mooy fii mokk na rumbux ma loolu leer na ma ber na sa xel dal li ma wér te wóor mooy laa la wax fii mokk na rumbux père ñu yow la ñuy wooteel mu neex mu naqari sama carte mi ngi ni yow laa koy jox ñun kenn mënuñoo nax père kenn mënuñoo nax barke alxuraan ku ñu xool xam jub nga wala juboo te yow da ngaa jub ñun xam nañ loolu ci yow ma jëm moo ñu doy ñun ma jëm ku mu àndal yow la ñu àndal ku mu ànd yow ñun ku bëgg nañ la ku ñu bëggul bëgguñu la sama gars yi ñoo ma yónni sëni Njóob bi ñoo ma yónni ni ma waxal ak DG ñun ay jeunes lañ nekk ci dëkk bi danoo sonn père man sama wàccee Mbuur laay xëy sama wàccee kër may sa fay laay doxe ba fii barke alxuraan te loolu du yoon père da ngay dugg oto campement nga xaw wàcc tentu baab 1000 francs ngay fay pour ñëw fii loolu du yoon fii dafa war a am tali nit ñuy dox lu leen neex loolu dafa metti jeunes yu bari fii mënuñoo liggéey mënuñoo am métier lu ko waral parce que dem bi moo yombul ak ñëw bi ma jëmb ñun lay bége lu bari li ñu gën a bëgg nga ñu indil mooy nit ku jub ñun nit ku jub rek la ñuy wër te moom nga ñu indil beneen bi si topp père ñu doon nekk ay xale ne ci dëkk bi am luñ bëgg muy làmb ñun làmb lañ bëgg parce que fa ne suñu deret la nekk booy yee ngay gis ñëpp ñu si bari ay mbër lañ sama rakk day bëre samedi bii du ñëw nga bëgg ñu jàppale ñu bu baax ci wàllum ticket ci wàllum kaar sans ticket la ñuy jox sans ticket mi ngi nii ma téye amaguñu kaar nga dimbali ñu si bu baax loolu soxla nañ ko di la ñaan ak jàmm ak wér yal na la yàlla defal jàmm yal na yàlla defal ndam amal guddi fan ak wér per yow la ñu àndal barke alxuraan yow la ñu àndal koo la àndal damay fàttaliku Tubaabu Joor ak Double Less dëkk Tubaabu Joor fii la est-ce que xam ngeen nga fii mooy dëkk Tubaabu Joor ma carte bi ma wax la tuuti gi nga carte bi xam nga lan la si DC wax nii Jaawaay waxoon na gaalu noox gi waaye gaal gi DC dafa ne nañ joow gaal gi te moytu coow Cerno Jaan dañ ko yar toog di xaar di dunde woon ay bàkkaar di kàcc di fen nañu bàyyi li mu nekkee dafa daan xëy sax am ña mu àndal ñuy toog si suuf di tukki bool di sàcc di kàcc di def lu bon ba ñëpp xam nañ ko si ñoom kon loolu nañ leen ko moytu ngeen baal ma maa ngi leen di nuyu di leen ziar vraiment kontaan naa sama xol sedd na trop sama xol sedd na dafa congélateur ñu ko xale yi di wax sama xol congélateur la instant bi vraiment li dafa neex dëkk sa waa dëkk yëpp génn teertu la nii lu mel nii amul sax dëkk Moussa Touré waaw dëkk Moussa Touré sax lii amu fa ak dëkk Père Diawé waaw vraiment kontaan naa maa ngi leen di remercier bu baax yéen a xam lu ngeen bëgg ak lu nekk seen xol yi yàlla na leen ko yàlla may yàlla defal leen gudd fan ak wér ba ngeen fekkee seen njëriñ njaboot si barke Serigne Touba. DG booy doon wax léegi nag comme ni ko waa ji waxee rek fii mooy dëkk Tubaabu Joor ñun daanaka bi ñu commencé dugg si football sax di si intéressé bu baax yàggul fii ku fi juddoo rek zone bi moom mu daan wax fen tubaab sax ñu nit ñi jóg bëree rek la ñu xam waaw presque mën naa suñu génération bi dañ commencé intéressé wu si football trop moo tax booy moom làmb rek la ñu gëm moom la ñuy dund waaw seen doléance kon dégg nga ko incha allah nañ si jàpp lu ñu mën bu loolu passé DG maa ngi lay wax dalal jàmm di la nuyu délégation bi yëpp Père Diawé Moussa Touré monsieur Diouf maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen wax dal leen jàmm. DG ñaanoon naa fii chef de village titre foncier bi ba mu ne ma jox naa la ko. DG kayit bi signé nañ ko tamponné nañ ko def nañ lépp ba mu mat dama ko fàtte sama sac sànq may génn mais kon ba jox la ko nga yóbbaale ko léegi Njóob yaa ko moom DG Njóob yaay borom waaw mais vraiment man yaakaar naa fi mu toll nii sax amatuma dara lu ma wax parce que gars yi wax nañu lépp Khadim Yacine
vraiment wax nañu lépp ak sama chéri bi sama ñaareel bi Ndak Dabo waaw non ñaareel nga bàyyi nekk ñaareel rek vraiment wax nañu lépp parce que bi mu Ousmane Lo nekkee boy yi dañ ko doon waxal 18 ans rien 18 ans rien lañ doon waxal Ousmane Lo mur boo romb loolu lañ ci bind Thierno Diagne ñëw 7 ans DG Daouda Faye wax na ko fële ko rot 7 ans tous te léegi am na lu ma leen bëgg a xamal xam naa ñu bari xamuñu ko xam ngeen ne ren Thierno Diagne ak Ousmane Lo ñoo ànd est-ce que xamoon ngeen loolu kee rey nañu 17 ans 18 ans kii ñëw rey ñu 7 ans ñoom ñaar ñu àndaat na ñëw pour dogal yi te loolu bu leen ko nangu waaye ñoom nag bëgguma affaire bi ngeen teg si ginnaaw train changement bi bëgguma mu bàyyi ñu nañu teel a xëy taxaw si gare bi à l'heure bu train bi ñëwee yóbbaale ñu buñ ko kenn nettali li ñu koy may nag mooy suñ carte yi ngeen jël ko le 23 janvier incha allah ngeen xool carte yi bu baax moo ngi nii bu verte bi am sa micro bi ak gaal gi la mooy carte DG coalition ànd wala suñu gox ki nga xamante ni ñoo mu ñëw pour sauver ñu ki nga xamante ni moo ñëw pour sauver commune Sindia bu mu ñu rëcc parce que Thierno Diagne boo laajee niveau d'étude ñu ni la néant profession ñu ni la mokkatu suuf gis ngeen Colombo boo ko gisee suuf kese la suuf si joor bi yëpp lekk na ko lii fi des nag buñ ko bàyyee mu koy lekk te kii nee na bu ñëwee jaay suuf dafiy jógee kenn dootu fi nangu suufu jàmbur ku ñëw da ngay bokk ak borom suuf si nga liggéey bu sa liggéey jeexee nga dem bàyyi fi suufu jàmbur tent baat ku soxla extrait de naissance di nga ci ñàkk 2000 francs pour dem Sindia léegi bu toogee dinañ defal fii centre d'état civil secondaire ku soxlaati extrait doo dem sa doom nga yónni mu waaxu dem tontu baab li jënd la koy ñëw si 300 francs xam nga ni ñaar yooyu rek doy na pour ñu mën a voter DG fal ko le 23 janvier incha allah wax ji nag vraiment mënuma wax ba weesu li fi gars yi waxoon en tout cas DG ñoo ngi sa ginnaaw fii li la booy bi wax moo fi nekk fii sa fief la incha allah kenn mën na koo tere gagné ça je vous le garantis incha allah jërëjëf. Mamadou Baye merci jërëjëf Mballo. merci Didier lépp la neex na de boobu mooy chanson bi nga di ko ñaanal fan yu gudd yàlla yokk fan yi yàggal nga suñu kanam bu yàgg jiite dëkk bi di jël nuyoo bu kawe teg ko ci loxo imam di nuyu aussi notable yi dëkk bi yëpp Diop bi mooy suñu 3e fois mais comme du ma ñëw ci li Yacinthe wala Pape Gora wax effectivement c'était un élément fort de la paix mais la vie n'arrête pas pour ça. di féliciter aussi Madiambou parce que def na fi liggéey bu am solo parce que bi Doucouré demee moom mu taxaw ne fii dafay taxawal suñu coalition bi Madiambou liggéey ni fi liggéey bu am solo
tey ku ñëw rek xam ne def na fi jéego yoo xam ne tey bu fi du kaara nekkoon du def lu ko donc ma jëm vraiment merci et puis félicitations di féliciter également le coordonnateur de zone Madické tey ku fi ñu jaar yëpp tey wane na leen liggéey bu am solo am na fii ci zone Dior te mën nañu yaakaar ne tey zone Dior quand même par rapport à nos adversaires on est très bien positionné zone Dior nous coalition ànd wàllu suñu gox dañuy gagné fii ci Dior zone di ñëw ci projet yi bi ñu duggee ci zone bi ba léegi ñu ngi ciy wax di leen wax ne effectivement wax na ko léegi centre secondaire dañu koy def fii ci Thiel Touba du soxlaati kenn di jógee zone Dior di dem ba Sindia pour uti kayitu juddu wala déclarer doomam fii ci Thiel Touba dañu fi taxawal centre secondaire mais on va faire plus parce que léegi avec informatique bi mën nga def lu la neex donc fii ak Sindia dañu koy def un système informatique de haut niveau tey boo ñëwee ci commune Sindia amul site web amul dara boo duggee di def recherche même ci Google ay documents yu daté woon temps Ousmane loolu lañu lay génneel moo lay wan ne kii liggéeyam ñàkk liggéeyam ci fépp la xam naa dafa xamul dara dafa waroon xam démb am na xale bu démb wala barke démb un jeune très courageux très véridique wax ko wax yu doy waar ba mu demee di def campagne xale bi ci li ma dégg dañuy jaay seeni tool mu taxaw ne Thierno Diagne ba ma lay xam boobu université nga nekk di jaay ticket boobu xale bi mu ngi jàng université xale bi def 5 ans génn ak diplôme master 2 Thierno Diagne jaay ticket ba ñu dàq ko mu ñëw malheureusement mauvais casting dugg si ñun wax ju neex ñu gëm ko jox ko mairie bi juróom-ñaari at xale bi jàngoon du ut métier ba am ko amul liggéey suuf sañu yaakaaroon pour liggéey Thierno Diagne jaay ko xoolal di àddina dox tey Thierno Diagne am na xaalis bu bari jàngul am na xaalis bu bari xale bi jàng na ba pare amul dara Sénégal googu lu ñu bëgg mu jóge fi waxuma si jëde Sénégal boobu lu ñu bëgg mu jóge dañu bëgg que ñi ñi gagné par le mérite parce que réew mi ñu nekk bu ñu ko bëggee développé nit ñi dañu war a mérité ku mérité ñu jox l'homme qu'il faut à la place qu'il faut moo tax ma ne fii biir Sindia ñun ñoo ko jëkk appliqué problème mu suuf bi danañu ko rek la ba mu leer laa wax naa ko démb dinaa ko wax tey fu ma dem wax jigéen ñi dañu leen di jàppale ci formation formalisation ak financement encadrement soxna si li mu wax léegi suñu programme la bokk dañu koy appliquer à la lettre jeunes yi la wax day suñu programme jeunes yi ñoo ci jiitu parce que jeunes yi ñooy avenir u Sénégal jeunes yi ñooy avenir u commune de Sindia ngoon mënuñu def dara loo xam ne jeunes yi du ñu ci jiitu donc jeunes yooyu ñu ngi tout un programme de formation dans les métiers formation spécialisante encadrement et insertion des jeunes dans l'emploi yooyu programme la bu ñu tëral te bu ñu toogee plan la boo xam ne dañuy ko partager avec le comité villageois li ñu bëgg a recenser rapidement mooy dëkk bu nekk ci biir commune Sindia ku ci yor métier bëgg nañu xam ban métier nga yor def listing bi ak adresse yi ci carte d'identité yëpp ëllëg bu ñu mënee toog avec la chambre de métier de Thiès ñu déclarer profession yëpp encadrer leen pour que ëllëg
appel d'offre yi bu génnee ñi ñi mën a am seen liggéey lu mu gën a rafetee je vous remercie. DG Mamadou Faye. DG Mamadou Faye. non def leen ndànk dafa mel ni yéen reeroo leen te dégg naa ay ginaar ngeen reeree ñu dem. DG Mamadou Faye. DG Mamadou Faye. DG Mamadou Faye. C'est le DG. C'est le DG. Qui mooy le DG Mamadou Faye. Qui mooy directeur Petrosen. Qui mooy war a yor suñu commune. Waaw. Ndeysaan. waaw soxna yi baax seen wàll yi wax na trop. DG Mamadou Faye. DG Mamadou Faye. waaw Malick Gueye xanaa sa waa kër nekkul ji. ana waa kër Madické Fall. ana ñu ànd ak Madické Fall. DG Mamadou Faye. kon ne leen DG Mamadou Faye. Merci beaucoup. Actions prioritaires, je vais nommer le 4, le 14 et le 20. Donc loolu fii lañ koy tojal fii si Tent Ba donc ñu dugg si waxtaan wi tey fii dañ fay fekk c'est ñoo nga xamante ne ñu ngi activé wu si coalition bi booba léegi yàgg na lool si liggéey bu am solo Modou la ñuy dugal au nom de la coalition And Wallu Sénégal And Wallu suñu gox. Je veux nommer Monsieur Diouf lañ koy woowee c'est mon frère mon cousin. Modou Diouf au nom de la coalition And Wallu suñu gox. waaw ana ñu ànd ak Modou. ana waa kër Modou. ana waa Tent Tubaab. Tent Tubaab na riir. Tent Tubaab na riir. am naa gaa yaa ngi taxaw di déglu. Tent Tubaab na riir. waaw. yow yaa ngi may déglu Tent Tubaab day riir te jour élection bi day gën a riir Tent Tubaab na riir Tent Tubaab na riir DG Mamadou Faye DG Mamadou Faye DG Mamadou Faye merci.
ñenn ñaa ngi daw di ñëw di teeru seen leader seen yaakaar ki nga xamante ni moom la ñu yaakaar mu fajal ñu suñu rongoñ kii nga xamante ni tey suqali zone Dior bokk na ci yitteem prioritaire numéro 1 li koy firndeel enveloppe yii ma yor boo xamante ni toute la zone Dior Njarmeew Tentubaab Kër Jaajo ñëpp ñu ngi fii ci ay groupement ay association ay GIE li nga xamante ne mu ngi nii ay kayit la leen di lijjantel pour xool nan lay taxawoo zone bi jàppale leen pour liggéey am ñun duñu wax ay wax kese firnde yaa ngi nii DG dossier yaa ngi nii pour la zone Dior ma bëgg ngeen tàcc leen bu baax jigéen ñi lii seen teranga la te mu ngi ñëw léegi incha allah nous sommes formels ñun dañuy jël suñu mbir di wax ay waxu kese dañ koy jaarale ci yoon ngeen am kayit ci leer lu ci topp ci incha allahu rabbi xam ngeen fi ñuy waxee. Deuxièmement pour ñu bañ a guddal parce que ñu war a wax bëri na ñun fi ñu leen di xaare xam ngeen li fi nekk yëpp ñun lu ñuy naxe di fi toog 7 ans yi nga xamante ni waxuñu deful dara de mais liggéey bi des na lu bëri kon nag lu ñu xamante ne mooy suñu jafe-jafe DG xëy na gars yi dinañ ko wax jeunesse yi am na ñi nga xamante ne ñu ngi revendiquer surtout ay paire de maillot yi nga xamante ni soxla woon nañ ko ci seen doléance xëy na am na loo xamante ni kii dina ko wax inspecteur Diom muy surtout lu dem si wàllu lycée bi xam que ni yoo lañ si yaakaar le futur maire mais fu may waxee lu ndaw daa am benn partenaire bi fi ñëwoon sànq la ñibbi ndax dafa xaar mu xaw a guddee te fu muy jëm sori partenaire boobu xam nga lan lay indi benn centre d'accueil boo xamante ni Tentubaab fii lañ ko war a defee te centre d'accueil boobu dina arranger élèves yu Jilaax yi ak yeneen parce que am na élèves yu nekk fii biir Tentubaab ñu ngi bénéficier au kër séddale donc tous les élèves du lycée ñoo xamante ni ñu ngi foofu ñu seen waajur amul fa la ñu logé le partenaire il vient de partir yaakaar na l'histoire boobu ci DG la yaakaar réalisation yooyu mën a am loolu inspecteur dina ko yaatal ndax dem nañ fa mu recevoir ñu patron bi recevoir ñu dig ñu mois de mars daf fi ñëw mois de mars day fekk DG toog lépp yëpp parce que dafa ñëw fekk Thierno Diagne demande ko audience ñoom ñu bañ ba projet bi dem feneen incha allah ñun comité de pilotage li may wax am na firnde ñu ngi nii toog dem nañ fa démarché nañ ko ba sotti na ñu ngi xaar monsieur le maire toog ci jal bi projet boobu ñu indi ko pour l'intérêt de Tentubaab merci pour tout. merci beaucoup. jërëjëf. ak santam di tàmbalee si nuyoo bi monsieur le DG la wax dalal jàmm zone Dior mu ngi nii Tentubaab mu ngi nii sa dëkk la ubbil nañ la saa su ne dalal nañ la heure boo ñëwee nañ la dalal dem soob na yàlla di bu ñu dombee foofu di remercier délégation bi yëpp bu ñu fa jógee di remercier waa Tentubaab parce que gis nañ taxawaay gis nañ préoccupation yoo xam nañ jot amul leen di remercier guddi na sedd na yéen a ngi toog xaar DG ba léegi nii ñu ngi leen di remercier di leen jaajëfal bu baax a baax ci loolu noonu bu ñu fa jógee dañuy remercier le coordonnateur Madické parce que vraiment il mérite des félicitations des encouragements parce que nit ku baax la parce que nit kenn gënu ko ci àdduna man ni miinu ma ko woon mais xam naa ko tuuti parce que ak baaxam ak yaatoom ak yaroom miinu ma ko woon waaye bi ma àndeek moom ci proximité yi xam naa ci moom lu bëree bëri parce que baat bi benn la fépp foo dem même témoignage la ñuy def ci moom donc kooku ku baax la li ñuy ñaan mooy Tentubaab zone Dior ñëpp ñu jàppale Madické parce que fépp koo fi jàppale DG maa ngi jégal DG doomu jàmbur la DG doomu géeréw la ñun Madické lan am ak keneen nañ leen jàppale
li ñuy dem di wuti ay doomu jàmbur fële suñuy doom ñu ngi fii nañ ànd ñu jàppale leen ñu am dara parce que ñu ngi góorgóorlu ay nit ñu baax lañ yàlla may leen compétence yàlla may leen xel may leen lu nekk ñoo xam ne mën nañ si jariñ réew mi te nee nañ kuy raam di la bokk bu amee tànk kenn waxatu ko te maanaam li may wax du samay waxu Tentu Bab la parce que dama ànd ak moom muy kaddu yoo xam ne nit ñi ñoo ko seede ma fekki ko nit ñi wax ko ma seede ko ñëpp xam ne nit ku baax la ñëpp wax ko ñu am ku mel nii mais lu waral nit lu tee ñu jàppale ko mais nañ ko jàppale parce que buñ ko jàppale yaakaar nañ am dara bu ma jógee foofu beneen damay koy wax si DG rek DG vous êtes notre espoir ñun yow lañ yaakaar ginnaaw yàlla parce que ku nekk jaar na fi nekk ay naxee mbaay yaakaar nañ ni nag tey buñ la sasee ba teg la fi ñu la war a teg yaakaar nañu doo ñu fàtte ndax monsieur Diouf wax na si doléance léegi duñ la wax lu ñu soxla parce que yaakaar naa ne nit bala ngaa wër ab commune xam nga lañ soxla bu baax a baax ku nekk xam na ni Tentu Bab liñ soxla li si gën a mag mais tali bi la ñun dañoo enclavé wu te dégg nañ si ay nit ñu ne am ngay compétence te xam nañ ñun tamit en tant que directeur général du Petrosen am nga ay relation yoo xam ne na la permettre au moins nga tracer lu suñu lii ñu ngi lay yaakaar loolu di la ko sas yow li ma ko waxee léegi yaa suñu dernier espoir bis boo réussir loolu dañuy bàyyi parce que jël nañ ku nekk teg ko fi ñun donte dëkkoo fi waaye jàpp nañ la comme doomu dëkk bi parce que wóolu nañ la di wax ñëpp ñu jël ana spécimen bi anamu spécimen bi dafa jeex dafa verte bu bës baa nañ jël bii dugal ko ci biir kii bi buñ jël beneen parce que lii mooy gagné mobilisation bi rafet na waaye loolu gañewul wax ji lu mu rafet gañewul lii mooy gagné nañ ko ci xàmmee ñun ñëpp waa Tentu Bab waa zone Dior lii mooy gagné ñun kii lañ yaakaar pour l'instant maa ngi jégalu si kàddu yi nag bëgguma woon yaatal parce que coordonnateur Madické mu ngi fi du ay teggin sax mooy wax ci kanamam bu ñëwee dina yaatal bu jégalu. jërëjëf jaaxle bi moo di lan et sama teewaay bi fii xëy na ci place bi nga xam ni moo fi nekk tey waaye loolu amul solo dama ni maa ngi nuyu bu baax monsieur le directeur général Mamadou Faye yow ñi nga àndal sa collaborateurs yi di nuyu ñi la fi nekkal fii ci Tentu Bab di ñëw Madické di ñëw monsieur Diouf le directeur donc man maay Serigne Saliou Diom ñëw fii ci turu comité de pilotage bu zone Dior bu Tentu Bab ma ñëw fi nag parce que dañu fi yónni DG sama teewaay bi fii mooy dañu fi yónni pour ñu wan waxtaan tey ngeen même tuuti rek ma defal leen benn historique bu am solo parce que ñun waa Tentu Bab ñun dañoo neex a dimbale ndimbal bi moo di lan ñun defe naa ni am na fukki at yoo xam ni mat na 10 ans dañuy toog jàngat suñu dëkk toog nekk fi ay cadre ci dëkk bi toog di xool jafe-jafe askan bi ñu ni jaadootul ñun ñu toog di xaar gouvernement toog di xaar député toog di xaar politicien ñun ñi fi dëkk moom dëkk bi ñun ñoo ko war a def les premiers pas pour defar suñu dëkk defar zone Dior ci boobu lañ toog jàngat ni suñu xale yi école primaire dañuy am CFE war a jóge fii dem wuti brevet dem feneen ñu ni ñun bu ñuy jàng ñim les années 60 ak 70 ba léegi coono boobu moo dal suñu doom yi ñu daadootul nag coono boobu ñu amoon ñun suñu doom yi am ko ñu ne léegi li sës mooy lañ fexe ba am fii CEM boo xam ni xale yi ku am certificat fi ngay toog jàng bi am brevet naka la ñuy def sos comité bi ñuy wax comité de pilotage moo xam ni ci cadre éducation lay yem parce que am na yeneen secteurs yoo xam ni ñu ngi ciy liggéey mais comme loolu indiwuñu fi tey nañ yem ci cadre éducation ñu ni léegi pourquoi pas wut CM
toog fi xale yi jàng fi ñu dox loolu toppatoo ko du député du politicien du maire du keneen ñun suñu bopp kese waa Tentu Bab ak cadre Tentu Bab ñoo dox bi am loolu seen bi ñoo ko toppatoo suñu bopp samp ko fi xale yi toog fi seen yaay ak seen papa ak seen lépp di jàng nag condition yu baax seen bi nekk fii tubaarikàlla ñu am chance am enseignant yu baax def ay résultats yu baax ci noonu boobu ba léegi examen bu am ci BFM dañu am au moins 80 à 90% de réussite lu waral loolu mooy parce que soo toogee sa kër papa di sa kër yaay condition yu mat njàng mi dafa naan dañ leen ñëw ñu toog seen bi taxaw ñu ne léegi attention ku am brevet da ngay génn fii dem ay Guéréo ay Sindia ay Ngekox ay feneen pour am baccalauréat mais problème am na xale yooyu bu ñu demee 80% ba am BFM ñi def bac du am sax 10% ñu ne mais kooku sagante la ñun ñu seyti boobu problème moom lu koy faj mooy lan fex am lycée dans la zone Dior à Tentu Bab nga xam ni 80% yooyu au moins li ñu ciy perte cadre du bëri parce que perte cadre yooyu état bi daf ci ñàkk ñun ñu ñàkk ci donc neexuñu woon ñu ne léegi ni comité bi jogaat xeex loolu dox ko maire doxu ko politicien doxu ko kenn doxu ko bu ñun suñu bopp ñoo ko dox suñu bopp ba am lycée boobu sama mbokk Tentu Bab fii nag ci ren ji lycée boobu DG ubbi na mais nag benn problème moo am et au passage may nuyu bu baax Babacar Ngom Pape Babacar Ngom bu ñu xalaatee loolu def délégation dem seeti ko moo ñu jox enveloppe de 10 millions taxaw si ñaari salle de classe yoo xam ni pare na mais coono bi fi nekk nii DG mooy que ni élèves yi war def seconde fii amuñu fu ñu toog pour jàng amuñu ko ñu ngi sax menacé ay grève parce que amuñu table banc bu ñuy toog pour jàng ko loolu nag dema ni mooy kese mooy moo fi indi tey bilance boo xam ni bëgg vraiment tey wala suba boo ci mënoon taxaw fajal xale yi boobu coon daal def boobu jafe-jafe dañu soxla suñu lii parce que boo tabaxee ay salle de classe valeur 10 millions amoo table banc ba xale yi jàngee dafay mel ni kon lycée bi amatul njëriñ fii te boobu une coono boo xam ni vraiment am na ci problème boo xam ne amuñ fenn fu ñu jëm nag amuñ kenn kuñ ko jooytu comme ñëw nga fi nag te yow agent développe nga ñu am yaakaar ci yow ñu ngi lay ñaan ak loo mën ci def table banc yooyu daal en fait daal loo ci mën sa loxo parce que ñu ngi soxla lu mat 50 table banc mais loo ci mën ci 50 table banc yooyu muy tey mbaa suba mbaa ginnaaw suba nga taxaw ci parce que xel yaa ngi menacé pour dem grève parce que amuñu fu ñu toog te aussi dafay jaadu soo bëggee jàng amoo foo toog amoo loo def kenn mënta taxaw jàng kenn mën toog jàng donc salle yi pare ñu te table blanche yi soxla nañ ko enseignants yi ñu ngi fi lépp ngi fi mais boobu mooy suñu problème am na yeneen problème yoo xam ne nag am na fii mais daal li gën a itteel tey DG muy su soxla yaakaar ko ci yow muy suba mbaa ginnaaw suba fayal daal dimbali ñu jox ñu table banc yoo xam ne suñu aide mën jàng di nga ngeen jëf je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you.
merci. di nuyu DG di nuyu Diaw ak Basirou Faye ak Modou maa ngi leen di gërëm di leen sant ndax tey bu ma taxawee fii tey yàlla ak ma dikke moo tax ak ñëpp waaw ak DG mii waaw man nag li ma lay ñaan jigéen ñi laa lay wax jigéen ñi sonn nañ ñii ngi si tool yi ñii ngi jilaax ñii ngi kireen toog tegalatuñu seen jëkkër yi reer tegalatuñu seen jëkkër yi añ sonn nañ torop man daal bu ma sañoon tey jii nga defal jigéen ñi loo xam ne lu rëy la waaw tali bi tam sonn nañ ci torop piseel baa ñuy rey sonn nañ daal bu ñu sañoon tey tali bu ñuul waaw man daal loolu laa am lu may wax nga jàppale jigéen ñi jàppale ñëpp jàppale suñu doom yi jàppale suñu jëkkër yi loolu laa amoon lu ma leen di wax ñoo ngi sa ginnaaw nag tey ba ëllëg tey jàppale ma dikkee mu dem ci mairie bi waaw ku ko waaw wax jàppale leen ma dikkee mu dem ci mairie bi ndax ñun ñu mën a dañoo sonn daal suñu kër yi dañuy rang-rang bay bëgg a dee pour nga am kër da ngay sonn bay bëgg a dee waaw man daal maa ngi leen di jàppale jërëm naa leen sant naa leen di gërëm DG di gërëm ñëpp jeune la de waaw Jules bul dem de bul dem acca waa jóg leen waay Lamine Compagnon un jeune dynamique kii mooy Neex Sow ana waa Teen Tubaab est-ce que xam ngeen Neex Sow kii mooy Neex Sow kii mooy Neex Sow kii mooy Lamine Compagnon Merci. Merci Maam Ratib bi su ma paree ma teg ci chef de village su ma paree ma teg ci sama gars yële nga xamante ne ñoom rek laa am muy les jeunes su ma paree nag ma teg si ma dikke Fall mi nga xamante ni suma waay la suma xarit la su ma paree nag ma teg si dëj dëpp ci nga xamante ni ku ko jàpp gars yi jàpp nañ ko ku ko bàyyi gars yi jàpp nañ ko muy DG damay wax rek ngeen déglu ma man dama bëgg su may wax ngeen déglu ma njëriñ rek laa wax day leer même boo contraint après day leer inspecteur da kaa wax léegi nee na ñoom ñoo fi samp lycée bi ak Saint bi kon maire defu fi dara ñoom kon nee leen defu fi tous man nag bi ma dellu see damay wax ni maire yi ci Sénégal yëpp dañ doon def sondage di xool moom mu jël avant ndaare ba pare di laajaat ndax yoon la ma wax ni tey suñu dëkk bi démb ak tey daa leer nañ xam nga lan moo tax dafa ni damay bàyyi ba mu jege si man nax leen suñu weesuwaatee ma dawaat leen nañu yeewu 7 ans la fi toog defu fi dara mu des benn weer mu ñëw di defar ay lamp daf ñuy nax nañu yeewu nañu am fulla nañu am fayda dama wax ni ñeenti mbir moo tax man duma ànd ak moom ñeent ñi ma ko xamaloon ñëpp bàyyi na leen ñi fi nekk suñuy kilifa yëpp gaañu yeneen maire yi ñëw nañ jaale si gisuma ko liñ fi war a defar yëpp defaruñu dara ba pare nag ni ten zone Dior neex nañoo nax damay bàyyi ba mu des weer ma ñëw rayante ànd ak ñoom nax leen ba weesoo ma dawaat leen nañ leen yeewu fii DG moo fi nekk li tax ñu ànd ak DG lenn dongu la compétence am mais di dox yëpp ponkal moo leen yor ñu xam ni ponkal la moo tax ñu ànd ak moom nañu am fulla am fayda gëm suñu bopp bu ñu may kër taxa dem dañuy lor suñuy doom bu ñu may xaalis taxee dem dañuy yor suñu doom xam nga maire bi kan moo ko war a yor
koo xamante ni compétence am international la boo joxee mairie koo xamante ni courtier la da ngay sonal sa bopp te doo jóge fi nga nekk nañ ko jox ñi nga xamante ni seen xam-xam foo ko takk weesu na foofu loolu moo tax ñu def DG loolu rek laa amoon li ma lay wax ma leen di delloo njukkal di leen wax ni gëm leen seen bopp bu élection yi ñëwee ngeen jël DG fal ko mën a am seen njëriñ ëllëg asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh DJ Wow. Wow. Le grand responsable investi dans la liste de la coalition Anda Wallu Suñu Gox liggéey bu am solo auprès du directeur général de Petrosen monsieur Bassirou Faye. jërëjëf merci beaucoup Tentou Bab bonjour. bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp vraiment ndaje bi kontaan nañ ci bu baax a baax a baax parce que lii day wane ne carrément DG Zone Dior wane ne Zone Dior carrément wane ne lii Zone Dior mu ne ñu ak yow bon daam la wax damay leeral tuuti rek en arrière parce que yaakaar naa dëgg jox na ma dëgg jox na ma dëgg tey parce que en 2014 damaa taxaw ne gars yi fii du ma ànd ak Thierno Diagne maire gars yi ne ma lu tax man leen parce que xamul Gambie boo yóbboo Gambie day réer te ko mënul dem Gambie fooy demee extérieur di uti ay partenaire boobu maa ngi ànd ak président Ousmane Lo li tax moo ko mooy lii tey nag ñëpp nee nañ mënul bon deuxième mooy ma am choix aussi choix bi mooy déjà yaakaar naa bi ñuy ñëw di si à Tentou Bab di wax ci problème mu coalition bi man bokk naa ñu mujjee ñëw ci coalition bi am na lu tax nag ma def ko xam nga lu tax parce que dama ñëw nekk un élu fii Tentou Bab ma xam luy dox à Sindia mu xamee aussi ma ne carrément kon balaa maa tànn si kenn sama carte wala ma ànd ak moom dinaa ko choisir xool mooy kan DG t'es le meilleur profil bon bu ñu jógee foofu aussi ma leeral tuuti aussi li gars yi di wax toujours kon problème wu nee nañ coalition retraité lañ nekk loolu gars yi na leer daam ko fi jóge léegi mu ngi nii toog muy Serigne Saliou Diom ku ne wax na li ñu dox ci biir dëkk bi yëpp c'est des retraités mais lépp loo xam ne dox na fii ñu ci ñoom la jógee loolu nañ ci bàyyi xel bu baax te DG retraité la woon dama koo fenn xale bu ndaw nga Ousmane Lo mooy sa mag Ousmane mu ngi laajat da doon laajat ba léegi mu ngi laaj ndax problème mooy laaj kon moom la Lamine aussi ma ñëw ci Lamine parce que guddi na xeer yi bëggu ñu bëri quoi xeer yi bëggu ñu bëri xeer yi xam fan lay doon c'est le 23 janvier incha allah rabbi bon bu ñëwee foofu aussi man leen DG daam la xamante ne yaakaar boo xamante ne tey dañoo am ci yaakaar boobu ci yow man du ma ànd ak kenn di la jay déedéet dama bëgg képp ku ma àndal rek buñ ko lay bu tey xool ko ñoo xam ne kii borom xam-xam la Thierno maa moom ñoo doon jàngandoo à Mbour même niveau Thierno dàqu maa jàng Thierno lu ma mën a yor tey lu mu mën naa ko mais du man kon donc koo xamante ne maa moom ñoo bokk niveau ma gis koo xamante ne c'est un niveau mais kooku laay dem àndal moom Lamine nañ yeew tuuti Lamine dafa wax yoon ca am solo léegi loolu nañ ci bàyyi xel lu baax nañ déglu mooy
monsieur le maire dafay nekk 7 ans 7 ans la fa nekk 7 ans yooyu Tendu Bab bu ñu waxalee yàlla te yàlla tax amul kenn koo xamante ne dañoo gis Thierno Diagne durant les 7 ans amul. kon donc koo xamante ne bu faloo 7 ans gisoo ko tegoo ko bët mu bàyyi ba affaire bi des 15 jours mu ne xaaral ma ñëw nag joor gi li ñu wax joor gi waaw nañu xaar tuuti rek bu demee ba xamante ne affaire bi jege si ne rek ma ñëw am leen jox rek ñu ànd ak man nañ yeewu foofu nañ fi yeewu lamp yi li ñuy wax rek Lamine effectivement lamp yi yëpp tàkk nañ mais lamp yi xam lamp yi c'est réglé nañ ne lamp yi nañ ko tàkkal 15 jours day brûlé waat 15 jours yooyu dañ toogaat lu mat 5 ans yoo xamante ne dootuñu teg kenn bët kon boog balaa boobu nag léegi nañ yeewu jox kii mairie bi monsieur le DG ñu jox ko mairie bi ñu piloté ko affaire bi guddi na lu ñu war a wax yëpp tey xëy na nee naa xëy na warul bëri bu ñu war a wax yëpp bu ñu waayee day gudd Souleymane DG jàppal ne lii na ci biir kër yi moo ëpp fuuf kon boog sa xel ne dal fii wax na gars yi nee naa géeréw fii xam ngeen ne fii gañ nañ ko pare fii gaa ngi si kaw xam laa leen laaj fi ne nii fan laa leen di dóor fu nooy wala fu dëgër question baa ngi noonu merci. ca kanam ma dikke faak yaay gol su tawoo bàyyi léegi la ma dikke mi kuy seen gol boo ŋaaŋee bàyyi fa ma dikke faak jaawaay mii nag ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax jaawaay daa jàpp ma dikke rek te bàyyiwu ko barke sëñ Babacar Si yal na leen yàlla jàppale Modou Faye nag ñu jàppal suñu rakk ju góor ji ndax amuñu ku dul moom buñ nee diw baax na nañu laaj ay mbokkam ma dikke mii gol la merci DJ ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen baalu àq di leen baal àq di kontaan lool vraiment ci mobilisation bii nga xamante ne bii ni moo nekk fii tey dafa raw vraiment sama njort di remercier sunu mouvement jot na di ay jeunes vraiment yu dynamique yu gëm seen bopp yu dégg ndigal yu xam fan lañ jóge ak fan lañ bëgg a dem yal na leen yàlla jàppale. DG maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu président Diawoy sama mag sama xarit di nuyu le maire Omar Seck Diagne di suñu coordonnateur di nuyu Mamadou Diom Faye di nuyu président Mbaye Seck di nuyu président Daouda Diouf Diom bi nga xamante ni bii nii comme ni ko président Bassirou Faye waxee léegi rek dafa liggéey ba retraité mënoon a dem ut sijaadaam ak satalaam di julli di jaamu yàlla waaye dafa jóg takkaat ndigam dugg ci terrain bi xam ni bu toogee dara du sotti muy jàppale Tentu Bab te si loolu rek la nekk di nuyu orateurs yi fi jaar yëpp en commençant par Modou Diouf le vice-coordonnateur di nuyu Bassirou Faye l'infatigable di nuyu soxna Séni Boy moo xamante ni bii dafa gore lool di nuyu Samba di nuyu Lamine Top di leen sant nag yéen ñi nga xam ne yéen leen àndaloon ci délégation boobu ba léegi ak sama conseil yi nga xam ñu ngi sama wet di samay mag ànd ak man gore ba bëgg a dee mus ñu ma bàyyi di ànd ak man di ma jàppale di ma conseiller je veux citer Abibou Mbeng Bàcci Fall grand Ndam Guène di nuyu nag sama jigéenu bopp muy Maguette Tall bi fi taxaw léegi may wax ni DG lii du zone Dior bu ñu fàtte lii du zone Dior lii c'est une partie de la zone Dior bu leen fàtte ni
Caritas lañ dem Tangis Pël ñëw siiw ak amoo Teen Tubaab yi ñëw def site à Teen Tubaab des na nañu dem ba ci biir a biir nga xool bi nga fi jaaree bu njëkk ak bi nga jaaraatee lan la ñu liggéey lan la coalition bi liggéey ak ñu ko àndal ñëpp ci biir Dior may wax ne Abbas dafa am programme bu am solo boo génnee nan nga ko tuddee 4 14 20 moom mooy suñu programme ñun Thierno Diagne am na programme après naa leen wax programme waaw wala sax ma wax leen léegi programme mu Thierno Diagne xam nga lan mooy programme mu Thierno Diagne 18 7 5 dañoo dàq 18 ans jàpp nu si 7 ans tër ñu bëgg ñoo rendi 5 ans duñ ko naan dégg ngeen wax bi yéen jël ngeen seen programme en chiffre ñoom jox naa leen seen programme en chiffre ñoom 18 la ñu am 7 5 wax ji jeex loolu nag ñun duñ ko nangu barki démb damaa ñëw fekk sama kër soo sànnee puso mën nga koo for damaa reetaan ma ne gars yi dañuy jéem a mepp quoi dañuy xaaral ñu taal lamp yi ba ñu votal ñu fayaat très bien DG am na bu mu def bu gën a rafet te bu gën a yem te kenn dénku ko DG boo demee Caritas Tangis Pël nga dem Njogoy fii ak juróomi fan DG dina ko taal ay poto lampe yoo xamante ne bii ni kenn du fay énergie solaire la merci DG loolu nag téeñ la rek waxuma pour ñun de pour waa ñooñu ma tudd téeñ la rek waaye yan bi dikkagul si li ma xam ci programme man ma lay wax ni déjà da nga ni 2014 da nga battre campagne nga ni président de la république dama bëgg incha allah su ma gagné nga defoon ma tali Kiñaabur Géréw après nga réussir ko bii nag tali Teen Tubaab la nga ko wax Teen Tubaab Taset moom la ñu bëgg incha allah nga réaliser ñu désenclaver nu zone bi indil jigéen ñi ay financement ñu taxaw liggéey ndax xam naa leen jigéen ñi ñun ñam nañu leen ñu ngi si seen 4e vague de financement te bi ñuy commencé xam lan la ñu wax jigéenu zone Dior duñu ay liggéeykat dañ leen di financé ñu lekk xaalis bi ñu jàpp leen tëj leen ak président Diaway moom moo ko defoon de président Diaway ak le mouvement ànd suqali Sindia yéen a ngi leb ba léegi wala lebootu leen yéen a ngi leb yéen a ngi fay amee lu ñu banque bi bor te ñu ngi liggéey ñu gëm seen bopp la ñu mën a daan seen doole ñu ngi ci seen wet te duñu mës a arrière incha allahu rabbi ak DG day gën a yomb te dinañ leen si jàppale bu baax a baax pour ma tëj nag ma ni DG ñun moom alhamdulilahi rabbil alamin man waxoon naa leen ko ci meeting bii jàll dama koy répété waat tey man xam nga lan lay xalaat mooy nan la ñuy gouverner mais ñun gagné nañu élection yi ba pare affaire bi raw gàddu la bu dee benn carte sax ku ko rawee yow yaay jël victoire bi te coalition yi fi nekk yëpp ñun duñ seen morom ñoo leen ëpp doole fuuf li koy firndeel mooy saa yu ñu jógee seen fi di jóg lii may wax rek mooy damay dellusiwaat ci spécimen bi dama bëgg ngeen xoolaat ko bu baax comme ni ko président Diaway di waxee dafa verte spécimen bi gis ngeen ko waaw dafa am na gaal Diaway nee na mi ngi ko tuddee gaalu yonent yàlla nooyin ba ku ci dugg sauvé yonent yàlla nooy ba mu bëggee sauvé askanam yàlla dafa ni ko yettal gaal mu yett gaal ba pare ga ay noonam di ko soxoree dem si gaal ga di fa def yu bon ba leen yàlla bëggee maanaam toroxal dafa indi si ñoom feebar boo xam ni genre comme di fi xewoon genre peste waaw léegi am ku dem sa gaal ga doon dem ginnaaw kër daanu ci biir génn ay mbiram daal di set daal di wéer gaa yi dem xëpp songu gaal gi ku ñëw ku diwoo rek daal di wér ñu dem ba raxas gaal gi ba mu set wicc mbënn mi doog a ñëw ñëpp ñu ci duggoon di nooy di gaal yonent yàlla nooy boobu mu ngi nii ku ci dugg raw
xam nga la moo tax avec fierté lay waxee parce que dama gëm ni fii ñun ñoo ko moom te gagné nañ ko ba pare. DG man maa lay gagneel joor gi à 99%. incha allahu rabbi le soir du 23 jaajëf. dama bëgg ngeen yëngu dama bëgg a dijee kalaleel ma dafa am benn jeune bi nga xamante ne dafa. barki Serigne Babacar du ma waxantu yaa may dégg gis nga waa ji nii su ngeen ko jàppee mooy waa ji bu ngeen ko bàyyee bàyyi waa ji te lenn dinaa leen ko wax kii bu leen ko caaxaanee parce que dañ ko tuddee ko am solo te du ngeen ci bàyyi xel ñu tuddee ko Seydina Mohamed borom yi waa nax la dëgër man sa gaañaay buru Madinaay Merci DJ. Jërëjëf.
nit ñi mënuñu ñàkk wax moo tax ñëw fii xale tardé tuuti di wax ne suñu programme la ñëpp di taataan fi ñu toll mais avant ça maa ngi nuyu imam ak chef de village bi di féliciter équipe bi fi nekk te ma dikke jiite ko Bassirou Faye Mamadou Diouf ak ñëpp di remercier aussi le doyen Diom inspecteur Diom ci taxawaay bu rafet bi mu taxaw ci Tentouba di ko wax ne ñun dans notre programme on a prévu du comité de développement villageois yoo xam ne du éducation rek la ñuy saytu mais lépp jokkoog dëkk bi la ñuy saytu muy ndox di courant di lépp ñëw nañu fii Tentouba bi mooy 3e ou 4e fois di saafante nit ñi porte à porte di dresser suñu programme boobu nag taxaw na léegi ñu bëgg ko bokk ak nit ñi discuter ci wax ci pour nit ñi xam ne fi ñu leen jëmee seen njariñ la xam ne fi ñu leen jëmee développement la fi ñu leen jëmee émergence la donc waa Tentouba ñu ngi leen di remercier ci mobilisation bi ngeen def xam ne li ñuy wax soxal na leen te wóoluñu ne tey bu ñu demee ci mbañ gàcce bi ñun ngeen di watal donc di remercier jeunesse bi boo ñëwee ba fii da ngay laajte fan ngay commencer jeunes yi mag ñi wala xale yi ñu commencer par les jeunes xale bi wax na léegi pour ñu jàppale leen wala bu ñu demee ba toog ñu jàppale leen geesu leen déedéet ci comité villageois bi dañu xalaat ne jeunes yi am nañ ci wàll woowu éducation la ci bokk formation professionnelle ci bokk insertion dans l'emploi la ci bokk yooyu ay programme la yoo xam ne chaque année dañu ciy liggéey bu soobee yàlla planifié ko parce que fii ci ñu biir am na ay planificateur am na candidat boo xam ne day wax ne planificateur la mais ñun duñu planificateur rek ay boroomi xam-xam yu bari ñoo nekk suñu biir ay docteur ay artiste ay ingénieur yoo xam ne ñoom seen xalaat jëpp lu ñu bokk boole mu doon njariñu askan wi donc li ñu wax jëm ci emploi jëm ci jeunes yi bu ñu defee formation ba pare dañuy cibler ay stage professionnel aéroport baa ngi fi port de Ndeyane ngi fi ak leneen ak leneen formation bi ñu bëgg a taxawal ci biir Sindia mooy formation boo xam ne xale bi bu génnee à travers les stages sera opérationnel bu stage bi pare on va l'insérer dans l'emploi loolu suñu programme bi taxawal na ko ba mu leer nañ ñu dem ci jigéen ñi Souleymane wax na ko léegi formation formalisation financement jigéen ñi dañu bëgg former leen dans les métiers yoo xam ne dinañu tax du lañu dem Guana wala ci tool yi formation boobu dañuy jële ay spécialistes muy ITA wala Madame Diédhiou wala keneen ku mu mën a doon ci métiers yi ngeen soxla ñu former leen ba xam ne jus yi ngeen di defar dañu ko mën a jaay ci supermarché yi dinañ ko mën a jaay ci station yi dinañ ko mën a jëfandikoo ci kër yi bu ñu leen former ba pare dañ leen di financer Mamadou wane na léegi tout à l'heure ay GIE yoo xam ne fan yii la ñu ko décidé ne dañuy xool ñi xam ne soxna ñu créer GIE ñu jàppale leen rapidement ñun ñooy financer GIE yi lenn la ñu bëgg bu ñu demee ba lépp pare ñu daje signé toog signé yëpp ku signé jël sa papier dem mais boo demee da ñuy jox ses références ëllëg ñu woo la pour les financements am na financement bu ñu commencé ñu ngi ciy liggéey ak waa DER financement boobu yaakaar naa information yi ñu soxla woon jox nañu leen ko ñu ngi ciy liggéey yaakaar naa bu laa élection yi dina am lu ci génne di leen wax ne jigéen ñi fàttewuñu leen benn yoon programme bi ñu tëral
nii ndaw yi amee solo ci biir noonu la jigéen ñi amee solo ci biir. ñu ñëw ci mag ñi mag ñaareel bu demee ba retraité day soxla un suivi médical waaw loolu ñu ngi ciy liggéey avec le docteur Ka on a ko waxtaan nañu ci docteur Ka métier fa mu nekkoon à Ouakam moo yoroon hôpital bi foofu la mag ñu bari di fajoo loolu la ñu bëgg a taxawalaat fii ci biir commune Sindia hôpital boo xam ne quand même mag yi dinañ fa mën di fajoo normalement donc loolu du programme bu jëfee c'est juste un engagement ñu wax ne zone Dior dafa yaatu ku jóge Djilakh jëm Sindia journée lëm ngay dépenser pour dem Sindia da ngay gis nit jóge Sindia jóge Djilakh ba Sindia pour toppatoo këyit 2000 ba 3000 francs lay dépenser pour am ko toute une journée perdue ñu ne bu ñu ñëwee dañuy def centre civil centre secondaire centre d'état civil secondaire fii ci Tentouba boo xam ne dès les premiers jours sera opérationnel centre boobu dañu koy informatiser avec les meilleures technologies actuelles dans le monde dinañu dem ba xam ne ku soxla këyit doo soxla dem sa kër ngay toog tapé sa code génn sa këyit ak sa këyitu njaboot li nga ci bëgg a déclaré nga déclaré ko boo ñëwee maire ñu validé mu jeex loolu daal laa xamoon duñ lay indil ci programme bi am na fii suñu naataangoo ñu di ko wax Abbas Ndour liggéey ci programme bi xam naa ci jour yi dina gën a ñëw ci programme bi waxtaan ceeg askan wi di leen wax ne li ñu tëral ay borom yi xam-xam ñoo ko tëral ko uniquement pour jàppale askan wi pour wan askan wi la ñii fi nekk mënuñu mel ñun mën nañu boo ñu joxee dañuy génn askan wi ci jafe-jafe yu ñu nekk wan leen ne ñun suñu yitte tey moo ñu ñun liggéey pour askan wi ñun man Guéréo laa dëkk li ma am yëpp mu ngi biir Guéréo du ma nekk cadre supérieur au Sénégal ñu ràññee ma ñëw sama dëkk di ma xeeb déedéet du ma ko nangu Kanele du ko nangu Abbas du ko nangu Mamadou Diouf mii du ko nangu Madické Fall du ko nangu donc bu ñu ñëwee jàpp ci suñu devoir rek la ñu def te ni ñu ko war a jàppe danañu ko jàppe ba ëllëg ku xool Sindia di ñu respecté naw ñu loolu laa amoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah